salaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy seetaan fii ci RTV ñu ngi fii seen émission jaar-jaar tey nag ñu am invité bu tudd Abdoulaye Koundoul ñu fekk si ko fii ci HLM Paris nekk si Guédiawaye Abdoulaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Mohamed di nuyu sa équipe di leen jaajëfal. tey jii su ma doon wax nga présenté wul ne kan mooy Abdoulaye la ngay wax ñi nga xamante ne ñu ngi toog di la seetaan. waaw Abdoulaye Koundoul de citoyen sénégalais la un citoyen du monde citoyen sénégalais. boo xam ne bii ay origine am boo koy seet di jógee Jolof fala samay maam soxee ko ak samay waajur ñun nag Dakar la ñu yaroo et tout mais suñuy origine booy seet donc Jolof la Jolof boo xoolee yaatu na mais exactement wetu Linguère bala ngay yegg Linguère am na benn village bu ñuy wax Ngiic donc village boobu foofu la samay waajur soxee ko su loolu wéyee nekk aussi comme sénégalais yëpp toll ci jàng topp sama njàng ba am aussi foo xam ne fii àgg naa fa ci niveau de responsabilité ma nekk ak l'actuel directeur national des arts mais bala ñuy yegg si foofu nag am na nag ay jaar-jaare yoo xam ni boo bëggee mën nañu si dellu si. Abdoulaye Koundoul mi ngi dëkk ci HLM Guédiawaye ci weeru octobre atum 1974 cycle primaire am mi ngi ko defee ci école 17 door fa jógee dem ca CM Canada fa la amee BFM ginnaaw gi la door a dem ci lycée Limamoulaye def fa première partie bac bi mu demee nag ci université ca la jàng ba am niveau licence moom nag PC la doon suivre ñu naan ko science physique def na concours bu jëm ci wàllum conservatoire jàll door a dem doon prof éducation artistique bi mu fa jógee lañu ko dugal ci biir éducation nationale mu dem ca CM Ogué Diop bu Parcelles Assainies foofa nag doon na fa joxe ay cours yu jëm ci wàllu musique ak it wàllum mathématique def na fa ab diir ginnaaw gi nag la ñu ko affecté ca ministère de la culture comme fonctionnaire moom Abdoulaye Koundoul yemul foofu ndax jaar na ca école nationale des arts mujjantel bi la ñu ko tabb mu doon chef département du supérieur ba ci atum 2007 foofa nag ma nga fa daan jiite ñi nga xam ne dañu daan ñëw ngir bëgg a doon ay professeur wala animateur culturel te yore woon niveau bac ci atum 2007 ci la mujjee daal di lëkkaloo ak benn coopération espagnole bu ñu tuddee PEX liggéey ak ñoom ba atum 2012 nekk fa directeur général ñi nga xamante ne dañuy investir ci secteur caada ngir nag bëgg caa am suqaliku ci wàllu koom ginnaaw gi la dem ca Grand Théâtre nekk directeur des ressources humaines chargé des affaires administratives nekk na fa ci diirub ñaari at Abdoulaye Koundoul ba ñu ko jëlee ca Grand Théâtre ca lañ ko daal di affecté ca direction des arts mu doon directeur des arts ca ministère bi ñu dénk wàllum caada ci diggante 2015 ba fii ñuy waxee ak yéen Abdoulaye Koundoul ak ay jaar-jaaram ci nu mu gën a yaatoo moom ngeen di àndal ak Mouhamed Ndiaye. jaar-jaar bi nga fi wax dégg nañ ko lu rafet la mais tey jii bu ñu ñëwee ci sa côté ba ngay doon tout tànk ñu bëgg a xam yan souvenir nga jot a passé ak say parents moment bi nga dem ba nga xamante ne xàmme nga tey jii la nga mën a wax loo xamante ne lu la marqué la ci ñoom di nga nekkandoo woon ak ñoom moment yu neex ci moment yu difficile xëy na laay daan bëgg jàngi am nekk ci am ay jafe-jafe ci ay moromam daan nañ ci génn wala yow sa côté tamit lépp yàlla daan na ci def jàmm lan nga ñu mën a wax. li ma la mën a wax xam naa souvenir bi njëkk a ñëw mooy souvenir ki nga xam ne mooy sama kilifa sama waajur bu góor moom si boppam mooy expliquer sax li ci ëpp si samay jaar-jaar parce que
bu fekkee da nga am un bac scientifique def ay études scientifiques dem université après nga bàyyi lépp dem defi ñu ne yaa ngi jàng musique kooko wax dina ne ah mais kii li muy def lan la. li koy expliquer mooy sama waajuru góor jógee na fi depuis 2005 moom yàlla dafa defoon muy yëngatu ci secteur boobu moom moo doon premier chef de la musique principale des forces armées de premier chef de musique militaire au Sénégal moom la yàlla def mu mayoon ko ci daal mu xarañoon ci lool loolu mu daan def nag am na influence ba yegg si woon si kër gi donc bu daan wàcc ku nekk am na instrument bu mu la joxoon nga nekk ci instrument bi di ci jouer mu la am yu mu lay won ak yu demee noonu loolu bokk na ci liy expliquer man si sama jaar-jaar donc soo waxee rek souvenir yaakaar naa foofu la sama xel di njëkk dem mu nekkoon koo xam ne ki yàlla mayoon na ko lool ci mbind lu mu dégg mën na ko bind muy loo xam ne lii lu jafe la pour ñi nga xam ne xam nañu li ne ci musique ay jafe-jafe nag yàlla defoon na nag quand même puisque sama papa fonctionnaire la woon te it am na lu ko yàlla mayoon tuuti si koom ba côté jafe-jafe daal si côté boobu ñun amuñu ko woon pour war a dem jàngi wala dem fenn dara wala nga am loo bëgg mu defal la ko loolu amuñu woon problème boobu doon na arrivé nag ay tolof yenn saa yi mu xaw a métti ak yooyu doon na arrivé comme dund bu nekk mais loo xam ne lii lu may jàpp la si ay jafe-jafe daal nga bëgg dara jotuloo ko wala yooyu du daal loo xam ne lii lu ma mën a retenir la parce que daal xam naa ne lu néew lay doon ba pratiquement retenir ma ko daal waaw. et entre ses copains nee nga yaa ngi fi dëkk depuis ban année. depuis octobre 1974. depuis 74. si la ñu fi ñëw. naturellement boo dikkee si koñ xam nga aussi dama ngay fekk say morom. ngeen di ànd. yàlla may ñu aussi ña nga xam ne ñii ay morom la ñu woon di ànd depuis octobre 74 ba léegi groupe boobu ba fi may wax ak yow maa ngi nekk en contact ak ñoom ñi ngi daje. di am lu ñuy jëflante. di demlante di dikkalante parce que booy seet nag ay at la. octobre 74 ak léegi yaakaar naa ku si juddu woon si at moomu doon góor tey borom kër nga. ku si juddu woon doon jigéen ragal naa ne ba moytul léegi nga am sët. waaw kon muy lu yàgg loo xam ne lii dund nañ ko yàlla defoon aussi xam nga environnement bi ñu dëkk nii HLM yi dafa meloon ni daal ñoom ñooy ñi les privilégiés en quelque sorte parce que yeneen quartiers c'est des quartiers populaires yoo xam ni dañ leen déplacer ñëw indi leen waaye li ci ëpp ci ñi dëkkoon HLM booy seet dafa doon ñoo xam ne ñi ay fonctionnaires la ñu woon donc amoon nañu ay revenus yu constant ñeneen ñi nga xam ne ñi yeneen quartiers yi ñu waroon pour li ci ëpp dafa nekkoon ay quartiers yoo xam dañu leen déplacé woon indi leen ñu porté les mêmes noms d'ailleurs ngay leen di gis ay daagu daanak yu demee noonu yooyu yëpp mooy quartiers yi ñu wër donc HLM daal nekkoon benn genre lieu boo xam ne élite moo fi nekkoon ñu doon ko tuddee sax d'ailleurs HLM Paris ak HLM Las Palmas waaw mais yéen souvenir nga ci am entre yi booy di wax léegi ay temps booy waaw temps booy maa ngi fàttali nag xam boo toogee sa xel dem ci ay retaan jàpp la waaw xam nga xale yi aussi fu ñu nekk rek day am ay confrontation maa ngi doon rappeler ne dafa am ay bande yoo xam ni dañ daan organiser wu groupe bu nekk groupe am la beneen groupe doo jógee mukk sa groupe dem feneen te it doon nañ ci dem si rivalité yi ba nga xam ne dafa am sax ay territoire yoo xam ne yow wóor na fee boo fa duggee di nga am problème donc te loolu li ñuy doon xale ku nekk xam na ligne jaune yi nga xam ne tracé nañ ko te wóor na fee doo fa dem ndax boo fa demee xam nga doo ko nettali waaw loolu aussi maa ngi koy fàttali mais nag ñu nekkoon aussi xawma par rapport ak génération bi bu ñu daan dajee vraiment luy defar rek lañ doon wax daawuñu promouvoir yenn comportement déviant yi ñun mosuñu xam ay même tux cigarette sax xamuñu ko woon affaire sàngara mosuñu dugg mais daal li ñuy def mooy dajale suñu xaalis bu le 24 décembre jotee ñu def suñu benn yendu le 31 ñu def suñu baal bu mag organiser ko baal bi nag booy seet danañu defar lu mel ni bisaab def ko ci sachet bu heure bi jotee ku nekk ñu jox la sa bisaab daan nañu defar aussi lu mel ni fataaya dajale ko bu heure lekk jotee ñu génn fataaya bi ak kii bi waaye nag il faut dire que cotisation yi ay 250 la woon ak kii doon dem waaw leneen li may fàttali aussi mooy amoon nañu benn xarit boo xam ne bii dinaa ko tudd Aziz Kouyaté yàlla def na mi ngi
mi ngi dund léegi Allemagne. nekk un grand musicien. bi nga xamee ne war nañu cotiser te date limite bi jot na ñëpp taxawu ko ne ko daal da nga war a joxe sa cotisation parce que ñi yow rek yaa ci des ni mu jaaxlee noonu mu ne gars yi da ngeen may suñu yeggee le 34 ma joxe sama cotisation ndax tellement pression bi dafa métti woon ci moom donc loolu aussi bokk na ci li may fàttaliku. le 34 décembre cotisation du mës a ñëw. du mës a ñëw boobu du mës a ñëw te bu ñu jógee ci loolu léegi expliquer nga ñu sa temps booy léegi ñu yegg si lay màgg na jaar nañ ci ay école ba yegg si fu mu yegg si tey bu ma doon xool yan métier nga am. métier man jàngalekat la ba pare nag fier ci loolu fu ma toog dama koy fàttali muy loo xam ne lii nag lu ma manqué la nag fi may wax ak yow nii. ndax responsabilité yi mayetuma ma continuer di ko def parce que doon naa am lu ma neex lool su ma mënoon continuer. di jàngale fi nga xam ne fii sama xam-xam màcc na ci muy lu jëm ci culture donc école des arts mais yàlla def na sama jot en tant que directeur des arts mayetuma loolu mais muy lu ma manqué donc su may présenté wu toujours damay wax ne man enseignant la jàngalekat la mais su mooyee loolu am na it yeneen capacitation yoo xam ni yàlla may na ma ko ma jotoon ko def jot naa def un master en gestion des ressources humaines parce que it bu dee da ngay diriger ay nit dafay baax ñu tàggat la ci nan nga leen yore parce que réussite li ngay yor mi ngi dépendre essentiellement ci nit ñi nan nga leen yore ndaxte du commandement ndax am na góor gu ne ma ji nga ginaar gi nga xam ne yaa ko jënd moom ko bu lekk bu nenee nga lekk bu amee doom nga may ko la neex su ngoon jotee fi muy féetale génnam est ouest nord wala sud mun loo ci dara du loo xam ne lii loo ko mën a imposer la waaye nag soo waxtaanee ak moom am noo def négocier mën na am mu jubal geenam fi la neex donc liggéeykat yi aussi loo leen commandé nekk seen chef aussi am na loo xam ne dans le cadre du travail mën nga leen ko imposer mais am na leneen loo xam ne dañ la ko yéene rek jox la ko bu ñu la ko yéene wut duñ la ko jox te mënoo leen ko réclamer donc loolu aussi li ma may aussi loolu mu mën ko doxal sama digganteeg ñi may liggéey ak mooy formation aussi bi nga xam ne defoon naa ko école ENEA école nationale d'économie appliquée kooku en 2005 laa fa defoon benn master ak yeneen spécialisation yoo xam ni jot naa ko def si côté culture parce que jot naa def benn stage à Grande-Synthe c'est en Lille dans le nord de Lille jot naa def formation aussi au conservatoire d'Abidjan moom it pour lépp lu jëm ci sama métier en tant que professeur d'éducation artistique voilà. mais bu ñu xoolee day mel ni comme sànq maa ngi dégg Ogo Diop jot nga fa jaar. mais foofu yan souvenir nga fa am ak la nga fa jot a def. Ogo Diop souvenir yoo xam ni vraiment daf may neex ma di ko rappeler wu parce que bi nga xam ne ñi ngi ñëw Ogo Diop amuloon réputation bi mu am tey ji nekkul c'était un collège comme tous les autres collèges. mais yàlla def ñu affecté fa lu tolloog ay juróom wala juróom-ñaari professeurs yoo xam ni ay xale lañu ñëw yegg si su may fàttaliku comme ça mën naa fàttaliku ku ñuy wax François Guèye Rahimboula yàlla na ko yàlla yërëm mu nekkoon un prof d'éducation artistique dëkkoon fi soriwuma woon fàttaliku Makoura Diakhaté doon professeur mathématique Badara Diallo professeur mathématique ak Chérif Sène doon aussi moom it un professeur d'éducation artistique voilà ak ñeneen ñoo xam ne ñi peut-être rappeler leen ni dina jafe mais daal dañu ñëw nekk ay xale yegg si Ogo Diop fekk fa aussi suñu benn mag bu ñuy wax monsieur Diop moo doon principal bi. ok monsieur Diop nekkoon aussi vraiment góor gu baax mais couvé ñu wax ñu it li mu bëggoon ci école bi ndax moom it ñu ngi ko doon nommé foofu. ñu jàll ñëpp boole suñu doole ak suñu pas-pas di liggéey ba def Ogo Diop un CM d'excellence Ogo Diop yaakaar naa ni bi ñu fa dawalee benn année ñaari at si la ñàkk jóg ci jël premier ci lépp lu jëm ci BFM te yaakaar naa ni réputation boobu moom moo fa des et Ogo Diop collège la boo xam ne bii mën nañ jàpp si ñenn ñi may fàttaliku ñi fa jaar Mamoudi Ibra Kane bi nga xam ne moo doon directeur général bu groupe GFM fa la jaar Papis Diaw qui est aussi journaliste yaakaar naa ne moom it TFM la nekk. Papis Diaw ak ñeneen ñoo xam ne ñi peut-être bu ñu ma déggee léegi ñoom it dinañu mën a compléter
mais Ogo Diop nekk na quand même une référence si li nga xam ne mooy circonscription wu Guédiawaye ak Parcelles Assainies. balaa ñoo jàll si école des arts bi. damay teg benn vidéo boo xamante ne jëloon naa sa yaay ñu déglu ko xool lan la wax. Abdoulaye Koundoul dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla def fan wu gudd gu ànd ak wér ndax macha allah xam na ay wàjjuram yor na ma yor bu rafet ànd ak rakkam yor bu rafet ndax du def dara lu mu diisoo te rakkam du wax dara lu mu diisoo te magam macha allah mooy sama taawaayu tubaarkàlla macha allah gërëm naa ko sant naa ko di sant ay rakkam di gërëm ay rakkam ànd naa rakk yu góor yi ànd naa rakk yu jigéen naka mu xam ne papaam nelaw na rek moo nekk seen pap seen dara nag manqué wut ci moom wax dëgg yàlla macha allah lu mu am bokk na ko ay rakkam ak magam ak nijaayam ak yaayam li ko béy kenn macha allah ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may fan gudd bu ànd ak wér macha allah kontaan naa ci moom wax dëgg yàlla yor na njabootam kenn taxawaalu kenn deful lenn tey nag dafa jël wàllu bayam ndax bayam ba muy dund kenn xiifut kenn marut mu yar ko ne yar bu rafet jàngal ko diine jàngal ko nasaraan wax dëgg yàlla macha allah dara manqué wut ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may fan bu gudd bu ànd ak wér fekkee lépp njabootam gi yàlla na fekkee lépp te tal ko man kontaan naa ci moom lu ma gën a neex ci moom mooy Ablaye am na fulla am na fayda am na fulla am na fayda macha allah am na diine jàng na nasaraan am na diine loolu ma gën a neex ci Ablaye am na yar am nay teggin kenn du ko seede na wax na lu ñaaw wala mu def lu ñaaw macha allah ma koy ñaanal man yaayam laa yal na ko yàlla lafal cat yal na ko yàlla lafal cat te lii may wax ku ko dégg ëllëg da nga xam ne moo ne ci moom ndax loolu lañ ko xamee loolu lañ ko yaree loolu lañ ko xamee macha allah kontaan naa ci moom lool lool bi bàyyam nelawee ba léegi daram manqué wut wax dëgg yàlla papaam yar na ko yar bu rafet yar bu nga ko yaree woon tegguwu ci dara la ci teggu lépp mi ngi koy def manqué lu leen dara réeréwut ak ñoom ci dara te lii may wax bu fekkoon tey ay rakkam bu ngeen leen waxoon ñu ñëw fekkee ko kenn ku nekk dana seede boo xam ne lii lay doon kontaan naa trop jërëjëf ma koy ñaanal yàlla liggéeyam bi yàlla na barkeel di ko ñaanal yàlla nag moo xam li mu bëgg ci xolam yàlla na ko yàlla defal macha allah law la cat daal. waaw ginnaaw bi ñu seetaanee maire ba pare dellusiwaat ci plateau bi. lay dégg nga lu maire bi wax ci yow. yaakaar naa ne ñi am doom di am leen metti wala am leen naqari yow bokkoo ci. waaw bon sant yàlla bon mais loolu yëpp aussi ni nga ko relativiser bu leen fàtte ne aussi yaay mooy wax ci doom nag quoi il faut toujours da ngay relativiser mais dafa am loo xam ne lii aussi ñun suñuy waajur dañu ci tàggat dañu tàggat si ñu xam ñun ñooy kan parce que aussi dafa am importance nit ki nga xam yaay kan parce que ñun ñëpp ko si jàpp individuellement am na benn histoire ak benn vécu ak un patrimoine boo xam ne bi moom il en est le dépositaire te war na fexe ba niñ ko yëkkatee jox ko moom mu yegg ci moom war naa mën a fexe góorgóorlu ba transmettre ko mooy génération bi ñëw ñun loolu dañuy si teel a tàggat ñu si aussi bu ñu nekkee en famille ñuy toppante c'est-à-dire mag dafay jiitu xale rakk topp ci ñu ne rakk na respecté mag mais ñu ne aussi mag na yërëm rakk mag si ñun ñu yaree baat la am waaye amul alal amul dara lépp loo yor bu ko sa rakk soxla moom moo ko moom ñun de si principe boobu la ñu wéyee et ça nous a permis ba fi may wax ak yow nii ñu vivre en harmonie yàlla def na ma am ñetti frère ak autant de sœurs mais ba fi may wax ak yow nii bu tabaski jotee ñoom ñëpp dañuy tëj seen kër ñëw sama kër ñu passer la fête en famille bu loolu wéyee aussi ñoom ñëpp man maa leen yaral sama bopp sama biir kër téye leen ba ku si nekk bu wóor mu ne mën nga dem ma bàyyi la nga dem ku nekk bi ngay génn sama kër di dem aussi kër nga ubbi dugg ci biir donc loolu aussi du man mais waajur yi ñoom ñoo def loolu si ñun donc ma war ko téye
man it perpétuer ko jox ko ki nga xam ne mooy sama doom et loolu yaakaar naa moo war ñëpp ndax noonu aussi la société bi di doxee. d'accord léegi bu ñu jógee ci loolu ñu dellu ci école des arts bi nga xamante ne. ginnaaw ba nga jógee audio foofu nga dem. ma bëggoon ñu revenir ak si sa duggit foofu. ak si lan ak lan yan secteur nga fa jot a jaar. waaw école des arts dañ ma fa affecté bi ma ñëwee aussi ki nga xam ne moo ma dalal mu ngi tudd Daouda Diarra yàlla def na après bi mu ñëwee toog quelque temps mujj na nekk directeur. moom sax mujj na nekk directeur des arts fi may wax ak yow nii aussi ñu ngi continuer di liggéey mais booy seet moom moo ma dalal école des arts dalal ma jox may enseignement encouragé ma promouvoir ma mu nekkoon aussi un passage yoo xam ne du ma ko fàtte ci sama àdduna parce que permettre na ma rencontrer fa ay nit de valeur permettre na ma aussi ba fi may wax ak yow may dajeek ñoo xam ne ñii man maa leen formé foofu yàlla def aussi ñu am appréciation bu positive ci samay action li ma fa doon def mais nag ñoom ñëpp dañ may wax ne ma léegi la ñuy doon di comprendre rigueur bi nga àndoon ak ñun parce que aussi loolu man it dafa nekk une marque de ma personnalité lépp lu may def aussi rigueur laa koy defee am na légèreté yoo xam ne du ma ko nangu. boobu moom donc doon ci paa bi quoi. waaw peut-être xam naa ne éducation militaire bi. moom moo jaar foofu parce que li ma la fàtte wax aussi mooy. ne jot naa aussi bi may am bac. réussir concours armée de l'air. Le concours des officiers. mais dem naa fa quelque temps daal vraiment li ma gis doyuma ma xam ne yaakaar naa ne nekk naa doomu militaire mais aw ma woon daal vraiment ce qu'il fallait pour nekk militaire parce que militaire da ngay nangu te dama amoon benn brin de révolte bu newoon ci man ma wax taxtaan ak góor gi si njëkk ak teraanga ne ko nañ ma bàyyi ma dellu daal dem université parce que dama doon bañ la mu liggéeyoon yëpp mu ñëw yàq ko. ñu comprendre ci loolu donc loolu aussi parenthèse la woon pour wan ne aussi am naa une éducation militaire et un vécu. donc loolu loo xam ne lii aussi wóor na ma ne indi woon naa ko école bi. mooy sama département ni ma ko doon yoree mooy rigueur enseignants yi di jàngale heure élèves yi di ñëw aussi heure mais vraiment ñu doon góorgóorlu ensemble si ko waxtaan fexe ba organiser département bi li nga xam ne moom laa ci am comme satisfaction mooy ñi nga xam ne période boobu formé naa leen foofu ñi si ëpp tey ji ay kilifa lañ si biir culture ñi nekk ay directeurs de centres culturels régionaux ñi nekk ay chefs de service à Dakar loolu aussi satisfaction la pour man et c'est ce qui en réalité marque sama passage à l'école des arts. bi ñu jógee école des arts yaakaar naa Grand Théâtre nga dem. avant Grand Théâtre dama jógee école des arts ñu jox ma administration benn projet bu ñuy wax promotion des entreprises créatives et culturelles projet boobu nag coopération espagnole ñoom ñoo ko financé defoon ci vraiment xaalis bu bëri parce que li ñu remarqué woon mooy si secteur culture ñi farañu woon am habitude di si investir c'est-à-dire artiste bi daal dafay way rek jàll ñu fay ko mu dem yoonam mais amuloon ñoo xam ne ñi dañ doon jóg di xool li nga xam ne mooy chaîne de valeur bi nan la ñuy def ba investir si ni nga xamee ne noonu la koy defee si agriculture ñi di ko def si pêche di ko def feneen dañu ne aussi secteur bi nit war na mën a jóg créer entreprise am di ci tedd ñu teg projet boobu am ay composantes yi donc formation parce que nit bala nga naan naam ne fa dañ lay njëkk tàggat ba pare bu ñu leen tàggatee ba pare ñu fexe laaj leen fan lañu nan la ñu yaakaaree ne war nañoo mën a jël ay projet dawal ci bu ñu waxee ñu jàppale leen ci loolu jàppale ci ba nga xam ne projet bi dina taxaw loolu aussi am nañ ci satisfaction bu mag a mag parce que bi nga xamee ne première phase bi jeex na ñu évaluer ko espagnol yi dañu ne vraiment doon na baax ñu dem ci deuxième phase donc ñu dem ci deuxième phase projet boobu duré na 2007 ba 2012 et ba léegi résultat yaa ngi fi dinaay rencontrer ñoo xam ne ñii ba léegi ay entrepreneur lañu ñu ngi siy yëngu di si gagner leur vie te booy seet foofu lañ leen former ñu bëri bu fekkente ne gis nañu interview bi danañu xàmme seen bopp ci li may wax nii te ba léegi ñu ngi ci secteur bi vraiment te macha allah ils nous valent des satisfactions. d'accord waaw. mais ba nga jógee foofu après. bi ma jógee foofu si laa dem
Grand Théâtre bi may dem Grand Théâtre aussi ki tax ma dem Grand Théâtre moo doon ku ñuy wax Yuma Fall mu nekkoon aussi sama kóllëre boo xam ne bii dafa doon liggéey ak man si projet boobu may wax PEX bi projet bi jeexee madame Awa Ndiaye moo doon ministre de la culture et du cadre de vie moom moo ko proposé pour ñu yóbbu ko Grand Théâtre docteur Yuma Fall bi muy dem mu ne ma bëggoon naa nga ñëw accompagner ma si laa ñëw accompagner ko dem fa liggéey ak moom ñu liggéey fa lu tolloog at ak lu teg tuuti si la donc changement am ñu jëlee fa donc 2012 si nga xamee ne si la changement yi am bi changement yi amee si la ñu changé directeur bi moom mu dem mais man ma toog fa bi ma fa toogee nekk directeur des ressources humaines chargé des affaires administratives nekk fa ak administrateur bu bees bi tuuti si laa jógee foofu dem direction des arts bi ma ñëwee direction des arts aussi ñëwuma rek nekk directeur bi dama ñëw aussi nekk fa agent simple liggéey fa ay weer avant ñu may proposer donc la direction parce que ki fa nekkoon aussi yàlla defoon na moom mu dem retraite. direction des arts la moo ko tax a jóg. direction des arts li tax mu jóg mooy politique bi nga xam ne moom la état yëkkati jëmale ko ci art ak culture mu fexe jëmmal ko lu jëm ci li ñuy wax art visuel li jëm ci art vivant bu ñu ne art visuel da ngay jàpp loo xam ne lii moo nekk lu mel ni ñiy nataal ñiy photo ñi nga xam ne dañuy dessiner ak ñu demee noonu ñoom ñoo nekk art visuel bi nga xam bu ñu ne art vivant da ngay jàpp ñi nga xam ne ñi def musique ñi di woy ñi di fecc ñooñu ñëpp ñu ngi bokk ci art vivant muy les arts de la scène ministère direction des arts dafa war a fexe promouvoir li nga xam ne mooy art yooyu boole ci encore art yu bees yi lu mel ni culture urbaine mooy mi ngi bokk ci direction des arts donc direction des arts moom moo am cër boobu pour fexe ñoŋal li nga xam ne lii mooy lu jëm ci art vivant lu jëm ci art visuel lu jëm ci culture urbaine yooyu yëpp donc direction des arts moom moo ko war a ñoŋal ci biir ministère de la culture. D'accord. Bon du ma def lu dul tegaatal la benn vidéo boo xamante ne sa benn sœur la ñu gën ko xaw ci Awa Koundoul yaakaar naa Sénégal xam nañ ko Europe xam nañ ko ma tegal ko ñu déglu ko xool lan la wax ci yow ñu seetaan vidéo bi dellu siwaat fii ci plateau bi. moom moo nekkoon sama professeur de musique man moom moo ma jàngal musique voilà te moom nag dafa nekk koo xam ne tey jii mi ngi nekk directeur des arts mais dafa gëm mérite mooy da ngay dem nga ñafel sa bopp du moom du def liggéey ñu bëri di def ñëw yëkkati ñëw teg nga teg sa rakk wala nga teg sa mag wala nga teg sa doom wala sa nijaay sa jarbaat affaire yooyu moom mu gëmul loolu dafa ne danga koy ñafi man ni ma ko ñafee ba ci avancé yow aussi noonu nga koy ñafeel sa bopp ma gëm loolu aussi di ko ñafee noonu teg ko ci li ma gën a marqué ci moom mooy bëgg njaboot bëggul kenn mer bëggul kenn mer kenn ku ci nekk am nag yow rapport boo xam ne bokkul ak keneen ba pare di jouer benn rôle catalysateur tey jii bu naree tàngoo lu mu metti moom mooy ñëw taxaw nekk ci diggante bi yaa ngi dégg xam nga loolu ci këru famille déjà da ngay gis famille yu bëri dañuy rayante ci lu ne mais ñun ñii nii boo gisee ni lu kenn nar a def jalgati bu jógee wax ñëpp bàyyi ñëppay bàyyi parce que am na loo xam ne da ko jëlee ci sama papa comme que sama papa nekkatu fi moom mooy nag chef famille bi donc lu mu wax rek ñu la ñuy topp ci ginnaaw ñëpp déggal ko nag mu nekk nag mag bu mat am ay rakk yu koy déggal duñ naan mag jéggal rakk déggal mag moom daal loolu la ñu jàngal ñu nekk ci ginnaawam di ko def li ma gën a marqué mooy détermination ci lépp lu mu nekk da ciy dem ba jeex gëm boppam bëggul ko yab ci leen loo ko jox pour mu déggee pour mu def da koy def ba nga xam ne yow après un demi mënuwul ñëw am dara loo xam ne yaa ngi ko koy wax yow nga koy reproché te loolu noonu aussi da ko def ci ñun ba nga xam ne kenn ku ci nekk ñun buñ ne la man personnellement su ma ne la c'est vert su ma ne la c'est rouge leen li ci des yëpp ay caaxaan daal moom doxuñ ci te loolu yëpp ci moom lay te ku ko xam ku ne xam li may wax nii nii dëgg la wala nga séq ak moom li nga xam ne qualité boobu moo nekk ci moom référence
référence la loolu moom dafa nekk fierté bu mag ci man nekk na loo xam ne dafa rëy trop ci man parce que man boo xoolee musique bi may def du mbalax donc pour fii Sénégal ñu constaté day xaw a métti mais connaisseurs yi mélomanes yi vrai xam nañu da ngay gis fi ne ay musiciens yu mag yoo xam dañu xam musique dañu jàng musique dañ ciy gis seen bopp parce que dañuy gis ci travaux bi nekk ci ginnaaw ba tax na lii nga xam ne nii jaar-jaar def na ko jël sama musique def ko comme je me dis dama ci tuuti mën naa ko nag ma nekk lu rëy ci man vraiment chapeau laay wax. buñ dellu see fii ci plateau bi lay gis nga sa sœur bi Awa lu mu wax ci yow yaakaar naa ne frère am nga boo xamante ne jege nga ko jege boo xamante ne mënu la woon ñàkk bañ a am. tey jii lu mu wax lan nga ci xam. waaw toujours damay commencer rek comme li ma waxoon ci mère bi xam nga. sama sœur la. vraiment donc jugement yi daal. li nga xaw a relativiser tout si parce que jege na ma jege boo xam ne bi yaakaar naa ne du wax leneen luy safaan bi quoi. donc loolu lay wax ñu relativiser ba pare bu loolu wéyee man moom dafa nekk une fierté pour man. ndax ñafeem ku xam Awa xam ne ñafe rek lay def c'est-à-dire tàllalu loxoom soxlalu kenn alalam li mu gëm mooy ñax jariñoo et fii am na fi carrière artistique boo xam ne bii ñëpp xam nañ ko te leneen li utile tax ma gën a fier ci moom yaakaar naa héritage pa bi li ci ëpp moom moo ko jël ndax moom tey ji moo nekk ci scène moom moo nekk ci musique di ci way yemul foofu Awa comédienne la fii nga xam ne fa la nekk Italie nekk Rome à Rome ñëpp xam nañ ko foofu te lañ ko ràññee mooy mi ngi yëngatu ci musique waaye aussi mi ngi yëngatu ci cinéma am na ay film yoo xam ni yu si ëpp joué na ko ba pare di làkku réew mi xam naa li ko may loolu aussi mooy du moom musicienne la c'est vrai chanteuse la mais dafa yeggali njàngam dafa def na ba am baccalauréat am de lii nga xam ne moo doon sax premier OBM li mu njëkkoon di def mooy coiffure di ko boole ak musique bi yaakaar naa ba léegi sax mu ngi koy continuer di boole coiffure ak musique sax ubbi na fa salon voilà ubbi na fa salon ay film aussi ñaar yooyu la donc li ma jàpp ci moom daal mooy jigéen bu am fulla jigéen bu am pas-pas gëmul dara lu may ñax jariñu donc loolu aussi bokk tax na mu gën ko naw en plus du fait que sama sœur la quoi qu'il puisse arriver donc bu meloon neneen aussi dama koy bëgg rek je n'ai pas le choix mais yàlla def na aussi et heureusement ba qualité yi nga xam ne yi moom la ñuy xaar ci ndaw mi ngi ci moom c'est-à-dire vraiment liggéey loolu rek la gën. dafa nekk loo xam ne ni dañ koo gis ci moom ndax dañ na taaw njëkk a judd njëkk a baax te moom vraiment loolu la ñu gis ci moom suñuy waajur nag ñoo ko def ci moom ñun ñuy màgg di ko gis moom muy doxalee ñun tam ñu dox ci ginnaawam di ci doxalee noonu qualité yi ñu wax ni ci man ñun yëpp moo nekk ci moom la ñu jàngee loolu lépp. mais des fois léegi-léegi da ngay dégg kenn bu ñu nee laay bu ne laay dafa metti laay dafa metti boobu yow boo ko déggee yow lan ngay yëg yow. waaw li may yëg xam naa métti bi ñuy wax si man mooy. dama xaw a gëm service nekk genre am na ñu ma naan yow bouton nga. c'est-à-dire bu ñu waxee benn affaire vraiment dañoo war a fexe ba niñ ko waxee. ñu defee ko noonu. su jaareewul noonu rek du ma ci gisati sama bopp te it. métier bi mooy lan peut-être rigueur la mais métier bi nga xam ne mooy sama métier enseignant kenn du ko exercer si ak yaafus kenn du ko exercer ak légèreté li tax da nga am responsabilité di former ay citoyens ñu jox la état bi jël responsabilité jël ay xale yoo xam ni dara nekkagul seen bopp ñu jébbal ko say loxo ne leen former leen kooku da nga war a fexe ba ñi la wóolu jox la xale yooyu ñu continuer di mériter leur respect te satisfaction bi ma ci am mooy damay rencontrer samay anciens élèves samay anciens étudiants yaakaar naa ne la ñuy wax ci ñun mooy ci tey de bu démb doon tey dañ lay wax rigueur ba nga defoon ci ñun nga dolli ko bon ñu jëm si beneen vidéo koo xamante ne ñu ngi koy xaali kundul sapeur pompier la moom it Sénégal bi yëpp xam na ko ci li muy liggéey ci côté secteur bu mu nekk doon frère ci Abdoulaye mii toog ñu seetal vidéo bi dellu soit fii ci plateau bi. J'espère que vous avez remarqué la ressemblance maanaam moom parfois dañ koy gis ñu ne ko kii sa sœur la
wala man yu ñu ma gis ne ma gis naa koo xam da ngeen nuroo mën na leen kooku sama mag la mag na ma 4 at mais soo xoolee si problème taay ak kii dañoo xaw a tolloo pratiquement donc suñu relation mag moom dafa mel ni soow ak suukar mën naa la wax ne foo ko gis pratiquement surtout dans le cadre du service foo ko gis rek may gis wetam donc man mën naa la wax ne may bras droit am si côté lépp lu muy liggéeylu lu muy yónnee lu muy deflu je pense que wóolu ci kenn man la ci wóolu donc y a une relation très franche entre man ak moom parce que je peux dire que man mën naa jàpp ne du mag ci man dama jàpp ne waajur la d'autant plus que Olof Ndiaye defe naan sa waajur bu fi jógee ngay rëccu naan lu ma ko deflul daa fekk bàyyiwul taaw donc moom bu nekkee suñu taaw sama papa jóge fii j'espère que ñun ñàkkuñu papa moom moo ñàkk papa au contraire mais ñun moom dañ koy xoolee bëtu suñu papa donc man relation boobu laa jàpp ci moom jàpp ma comme mag dama ko jàpp comme papa bon loolu laa jàpp si moom quoi fu ma sa jaar yëpp principe lay doxalee même buy dem ci principe bay ñàkk sax li mu war a am mu war ko ñàkk ndax principe non du wàcc si loolu lay dox ba ma ko xamee ba tey daal xam naa ne si principe lay doxee généreux na si joxe te tamit su joxee ndoxo nday joor ndoxo càmmoñ ko yëg am na loolu tamit loolu yàlla may na ko si ko lu mu séq ak yow keneen mën na ko bañ a yëg yow soo ko waxul fii mu nekk daraja bi këfu ko yóbbu daal newul nit ñi nga xam ne dama am promotion rek ma changé ñi may ànd ak changé dëkkuwaay changé wax non tey jii ñi mu doon ànd ak lay ànd ak ba tey fu mu dëkkoon la dëkk ba tey li daan am ci kër ga ba tey moo fa nekk ndax kër ga boo xoolee ñëpp fa la ñuy daje ñun nii ñëpp bu ñu xëyee demuñu samedi dimanche ñoo àndoon le matin nii mu waroon def ay ziyaara ak malade yu mu seeti woon yëpp may ànd ak man bu fi ne mën naa la wax ne bu fi nekkee les weekends bu yoru chauffeur am fu muy dem daf may woo ma ñëw jël otom ñu ànd may jàngalaal àdduna ndax yooyu muy def man dama ciy xoolaal ndax day mel ni bu fi nekkul man lu ma war a def la donc il est en train de m'apprendre la vie c'est-à-dire saa yu jóge na ma jóge ñu dem fii nañ dem ziyaara ji fee nañ dem seeti malade bi donc yooyu yëpp daf may jàngal àdduna man noonu laa ko jàppee dama ko jàppee ne def ma naan lii may def nii bu ëllëgee moo fi ñëwul yaa ko war a def moo tax fu muy jóg dana am préparé nga ñëw ci suba fii la ñëw dawal katam ba ci bunt kër gi gaare xaar ma man naan sama café ndekki mu ne ma nañ dem fii ma jël oto bi ñu ànd wër def yooyu yëpp ba 13h 14h ñu ñibbi si maax sama yaay su ma mën moo bu ma koy wax def naa ne moo boobu existé wu xanaa ñu jéem a xool moo bu tolloo ak moom mais moo bu nga ko mën a wax yaakaaruma parce que day nekk un ensemble de mots laa ko mën a wax mën naa ne ko jërëjëf mën naa ne ko vraiment tey jii ñun jooyuñu papa moom bu ko neexee mu jooy papam démb lañ doon wàcceel sama papa kaamil si kër ga kaamilam la moom bu ko neexee mais ñun dañoo jàpp ne woon mooy suñu papa sama bët xonqee su ma ñëwee wax ko jarul sax ma wax su ma ko junjee sax mu def ko salon bi nga gis ni ba ma taxusee sama kër la ñëw ma yoroon benn salon ma xool ni mu ne ma sa salle bi kii na yaatu na mais par rapport ak meuble yi ni ma demal xool salon nga ñëw ma joxal la fay ma dem gis benn salon cuir ma ñëw ko sans hésiter mu yëg dina ma demal jënd ko def ko si salon bi yooyu yëpp c'est des gestes yi nga xam ne ay dafa am lu muy signifier quoi pour man. Laye la nga gisee xaali li mu wax ci yow. xaali tu sais su ma koy qualifier ñaari mots laay utiliser. Constance ak fidélité. Constance parce que changé wul. Fidélité parce que man xam naa ne fu ma nekk fu ma nekkul su ma ko gisee su ma dul gis wóor na ma ne il me sera toujours fidèle. bés bu yàlla sàkk moom moo koy manifester am na yoo xam ne sax moom ma koy fàttali bi nga xamee ne bourse la amoon. yaakaar naa ñu amoon ay problème matelas man maa ñu jënd matelas doon leen jëndal sama bourse di si jënd carte abonnement ak yu demee noonu yooyu moom moo koy fàttali man fàtte naa ko mais
li ma mën a wax mooy xaal yi toujours les mêmes précautions laay jël sama frère la nag xam nga quand tu parles de ton frère c'est toujours compliqué. mais li ma lay wax ne su meloon neneen aussi du tere fi ma ko teg laa koy teg mais yàlla def melul neneen li mu mel mooy bu doon sama sago ma mel ni moom parce que am na ay qualités yoo xam ni nekkul ci man. Il est très rigoureux, c'est tout à fait normal. Non seulement il est fils de militaire, mais moi je suis beaucoup militaire parce que c'est un major des sapeurs-pompiers. Nit ku laabir ku tabe koo xam ne kii aussi yaakaar naa ne mun na ma nekkal suba ba ngoon man kese. Ça je le sais. am na yu bëri yoo xam ne lu ñuy seq la du lu ñuy wax ci télé. c'est tout à fait normal mais li ma mën a jàpp ci moom daal mooy li ma la wax c'est un homme constant. C'est aussi un homme très fidèle en tout cas pour man et je pense aussi pour ñeneen ñëpp parce que danay dégg aussi yeneen témoignage yi nit dina ñëw séq ak moom ñëw wax ma waaye li ñuy wax nit bu ñu nee ndax baax na li ñu war a njëkk laajte dañ naan ndax ay mbokk ma ko wax te yaakaar naa ni mbokk nag kenn jiituwuma ci moom man donc mun naa wax ni nit ku baax la. bu ñu jógee ci xaalis ñu daal di dolli sa ay projet tey jii lay d'accord yaa ngi école fii yaa ngi direction des arts mais tey jii yan projet nga am yoo xamante ne pour Sénégal gën a mën a avancer la. waaw am na xam nga man dama ñëw nekk directeur des arts am yoo xam ne ñi ngi ciy xaar Sénégal ci secteur boobu parce que dañu nekk ak suñuy naatangoo nekk ak ñoom dans des systèmes sous-régionaux wala régionaux lu mel ni UEMOA dañu fay daje yeneen suñu yeneen juróom-ñaari naatangoon nekk juróom-ñett foofu nga dem CEDEAO waaye booy seet organisme yëpp ci secteur bi nga xam ne moom a concerné muy culture dañuy fexe am lu ñuy bokk loo xam ne dañuy fexe mu méngoo même au niveau de l'UNESCO dafa am ay convention ak ay recommandations xam ni Sénégal daf koy signé waaye boo signé ba pare am na liggéey boo xam ne moom moo ci nekk boo war a def bi nga xamee ne man ñëw naa direction des arts li ma njëkk a constaté mooy convention bi ñuy wax 2005 nga xam ne lépp lu jëm ci diversité des expressions culturelles la Sénégal daf ko ratifié en 2006 te boo ratifié 4 ans yu nekk war nga produire benn rapport ma ñëw constaté ne bañ ko ratifié 2006 ba bi may ñëw direction des arts man en 2015 kenn deful rapport muy nekk loo xam ne rafetul ci deru Sénégal nga xam ne lañ ko ràññee ci dëkk ci monde bi mooy c'est un pays de culture ndax moom mooy dëkku Léopold Sédar Senghor ñu war a jiitu loolu moo doon sama premier challenge donc bind le premier rapport kon bi nga xamee ne yegsi naa direction des arts premier challenge bi ma fekk moo doon rapport boobu nga xam ne UNESCO mi ngi koy xaar ci Sénégal te Sénégal ba nga xamee ne instrument boobu génn nañ ko bokk na ci ni doon wër si àdduna bi di wax ñi na ngeen signé ngeen ratifié ko ba ñeneen signé ratifié déposé rapport te Sénégal déposé wul rapport may wax ne loolu gàcce la ci dëkku Léopold Sédar Senghor waxtaan ci ak samay kilifa waxtaan ci aussi ak ay borom xam-xam yoo xam dañu nekk ci secteur culture ñu ànd ensemble boole suñu doole yàlla may ñu déposer le premier rapport ñi ngi ko def au mois de juin 2016 ñuy dawalati encore ma fekk fi yenn projet yoo xam ni projet yu yàgg la lu mel ni la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture mu ñuy may tey jii ñu mën a xam kan mooy artiste ndax métier yëpp tey jii pour nga nekk caméraman xam nañ fa war a jaar ak xam nañu lan nga war a mën pour nekk journaliste pour nekk animateur pour nekk médecin xam nañ ko waaye buñ ne artiste ku xëy ne man artiste la ñu ne bu fekkente ne am nañu loi boo xam ne bii dafay réglementer loolu danañ mën a xam kan mooy artiste ak ku dul artiste dëgg la te bis bu ñu xamee loolu ba reconnaître leen lépp loo xam ne lii lu liggéeykat di am la war nañ koo mën a am dëgg la waaye bu loolu amul situation bi muy créé mooy lan gis nga artiste rek lañ fi yelwaanal
artiste lañ fi wootee ne feebar na et cetera li ko indi mooy amuñu benn cadre réglementaire dugguñu ci code du travail ndax reconnaître ñu leen comme ay liggéeykat yow mi ñu reconnaître comme liggéeykat sa patron am na cotisation yoo xam ne bii moom moo la koy cotiser day am lu mu joxe nga am loo joxe mu nekk sa protection sociale ñu am loo xam ne dañ koy teqi ci yow pour bu ëllëgee soo demee ba mag dab la nga mën a am loo xam ne lii lu mu dee weer wu dee di nga si jot pour mën a dund loolu yëpp amul si secteur bi moom mooy indi problème bi ak pëcc xoog jaxasoo bi nekk ci secteur nga xam ne mooy secteur culture ci artistes yi beneen aussi projet bi nga xam ne bii mi ngi ñëw mooy la loi sur le mécénat parce que culture dafa xaw a doy waar financer ko dafa xaw a métti état bi rek doyul ñu ne nañu fexe xool nu ñuy inciter ñeneen ñi nga xam ne yor nañ ay entreprise ak yu demee noonu ñu fexe di ci dugal seen loxo ngir affaire yi mën a ñoŋ waaye ki yor entreprise aussi da nga koy wax mu jël si xaalisam di ko joxe culture mais à quelles conditions état bi nag nee nañ leen xool si ay impôts ñu ne ko bu fekkente ne joxe nga lu toll nii mën na am lu ñu la wàññil si say impôts donc mu nekk lu ñuy joxe fii di ko rocc ci fële ak yeneen loi yoo xam ne xam naa ne yooyu mooy samay projet te ma bëggoon bala may jeexal sama mission direction des arts yàlla may ma vraiment projet yooyu aboutir pour gën a mën a structurer secteur bi. am na beneen vidéo boo xamante ne sa benn frère la xam naa moo boo gën a tuut ci kër gi ñu koy wax Baba Koundoul ñu seetaan vidéo bi daal di dellu si waat si plateau bi. xam naa ne man maay caatu kër gi yaa ngi dégg man pour ma wax si grand bi dana xaw a difficile daal man moo parce que mën naa ne du mag ci man comme papa laa ko xoolee comme papa bañ naa ko maa ngi moom sax dañoo rusante bu ñuy wax sax du sigi xool ma du ma sigi xool moo tax pour ma wax ci moom day xaw a tiis trop waaye mën naa ne lu ma gën a marqué ci moom mooy mën naa ne xaalisam du ko boolee nit lu ma gën a marqué mooy ki nga xam ne day jël ay millions teg ko sama loxo tey damay toog bëgg a toog calculer ak moom si lu fu ma ko def quoi lii ak lii mais du sax nangu lool may jox xaalis ne ma demal def lii ak lii su ma ñëwee di ko présenté ay facture sax du ko nangu sax xool non def na si man lu bëri mën naa ne tey moom exemple la tey mën naa ne ñun famille bi muy man muy ñëpp maa si gën a doon caat te kenn soxlawul alal kenn tey ji yàlla def na ne kër gi boo fa duggoon boo fa tegoon dërëm fii ba suba donc bu fa jógee rek daa am ko farax loolu bokk na si ku ko def si lu ko def ñun bu ma amul woon lu ma seet ma simee koo xool fi mos na ma dóor métti ba am fi benn liggéey loolu du ma ko fàtte mukk loolu bopp naa ne famille bi man maay koo nga xam ne maa si jàngul man gën a métti man donc lu ma koy dénk yaa mën naa ne pour man li ma jàpp man awma lu ma koy dénk dañ koy ñaanal daal parce que xam na bu baax fu muy teg tànkam parce que def ñu si yar te yaakaar naa ne mënuñ si yar moom di jalgate seetaan nañu vidéo bi nga xamante ne moom lañu jëloon Baba Koundoul doon frère toujours ci sama invité bi ñu koy wax Abdoulaye Koundoul nekk directeur des arts lay dégg nga sa frère bi lu mu wax ci yow. waaw dégg naa xam naa kii moom presque mën nañu wax sax na yaay papaam. waaw Baba moom mooy Thiat. effectivement xam nga entre Thiat ak Taaw xam nga relation bi am yaakaar naa relation wu presque papa ak doom la. ku neexoon yor la. te regretté wu ma absolument rien du tout mu nekk ku respectueux mais très ingénieux et entrepreneur surtout Baba mécanicien la woon nekk fii après dem immigré bi mu immigré xool situation bi ne lii moom du loo xam ne lii luy wéy lay doon donc damay jéem a fexe rek am lu ma dóor téye wut kër am lu ma kii dellusiwaat si dëkk bi di def ay affaire am une société et cetera du marché donc moom c'est un peu l'entrepreneur de la famille quoi te it lépp lu jëm ci projet yi ñu am ñi am projet tabax wala yu demee noonu Baba lañ koy confier mu di ko def aussi ak matuwaay bu wóor surtout ak confiance bu mat
Donc Baba, c'est un peu cela. C'est le cadet, mais c'est l'entrepreneur de la maison. Qui est Vieux et Matar? Vieux, sonner Vieux, je souris parce que Vieux, je lui dis qu'il n'est jamais sérieux. Toujours, donc c'est un peu le gai luron mooy ki nga xam ne kii mooy reeloo ñëpp ci kër gi. moom aussi ingénieur la tey jii def ay études am au Canada. Mais moom it toujours ak toujours même esprit boobu parce que ñun loolu la ñuy dund ci famille bi dañu ne loo am mun nga dem jàngi mun nga dem liggéeyi mun nga dem wuti mais da ngay ñibbisi waat moom aussi ñibbisi donc nekk fi installé wu mi ngi liggéey actuellement mais moom c'est le Canadien qui a d'ailleurs la nationalité canadienne moom mais teewul dafa ñëw ñibbisi. relation bu ma gën a marqué bëri na quoi parce que tey pour ma wax la benn relation bu ma marqué ak Laye ça va être très difficile parce que en fait c'est un long compagnonnage donc étant très jeune ba ni ngay nekk adolescent ba ni ngay takkee jabar tout ça il fut ton conseil quoi donc c'est difficile ma wax la spécifiquement li laa seq moom quoi mais ce qui est sûr c'est un confident comme je l'ai dit tout à l'heure et puis c'est quelqu'un aussi qui a participé à ma formation voilà donc man frère am là mais pour la petite histoire j'étais le plus têtu de la famille quoi donc voilà donc tey aujourd'hui moi dañ tey ba réussir dans la vie nekk en fait voilà un intellectuel je ne dirais pas un cadre parce qu'en fait il a beaucoup participé à ma formation quoi j'étais très têtu man les études c'était pas mon affaire donc voilà il s'est beaucoup consacré ba finalement je me suis redressé aujourd'hui je suis devenu ce que je suis. Ablaye bon benn mot pour qualifier ko disons que ben il est exceptionnel ah pour dire court quoi il est exceptionnel donc voilà il est exceptionnel pas parce que ce frère là comme j'ai dit tout à l'heure quoi parce qu'on dépasse même cette relation hein. Moi je me comporte avec lui comme un cousin hein. Man boo ñëwee gis ci kër gi bon voilà donc ça c'est quelque chose qu'on a cultivé et donc voilà il est exceptionnel comme grand frère là il y a rien à dire c'est un plus. Benn anecdote bon li may jàpp rek quoi et puis benn affaire moo marqué woon quand j'étais jeune comme je l'ai dit tout à l'heure daa ma bëgg jàng sama leçon donc voilà c'est quelque chose là pour tous les moyens étaient bons pour ne pas jàng sama leçon alors Laye bu daan di ñëw bu ñuy réciter leçon bu ma réciter chaque fois du ma yàlla daan bind craie sama kii bi quoi sama bopp bi ma wandel quoi dama benn craie croix donc tu dois passer la nuit ba suba teel craie bi du dañ bu dañee la jouer encore te voilà affaire boobu moom jàpp naa ko si donc voilà ma xam ne léegi jàng leçon moo gën a yomb qu'en fait tëdd war a sangu te craie bi dañ sa bopp. non craie bi après moo tax ba voilà ma am gu jàng commencé jàng samay leçon et puis voilà je me suis rendu compte que jàng leçon moo gën a yomb que leneen ni quoi. mais Vieux li may jàpp ci moom mooy Vieux c'est un peu le farceur mooy ki nga xam ne kii tu vois bu ñëpp nekkee affaire situation yi compliquée sax mooy ñëw détendre ñëpp bu ñu trouver solution donc rôle boobu la am un garçon intelligent qui sait lire les situations bu affaire yi tension yi taxawee moom mooy ñëw wàcc lépp ñu delluwaat donc booy seet daal dans la famille ku nekk ak ce rôle ak fi nga mënee moom foofu la mënee. est-ce que Laye tey jii mën nañ ko xaar ci côté politique. waaw xam nga politique mooy rek la gestion des affaires de la cité waaw nit nan la mën a dëkkee ci cité dëkk ci réew te li xew ci réew mi ci gestion nga ne sama yoon nekku ci mënul nekk bu sa yoon nekkul it keneen dana jóg jël décision boo xam ne du la neex te dina ko appliquer sa kaw bu lay neex bu lay naqari. kon sama dégg-dégg Laye mi ngi politique. je fais de la politique de développement fi ma dëkk lépp loo xam ne dina ko jëmale kanam maa ngi sama loxo mi ngi ci fi nga xam ne fala sama papa cosaanoo aussi sama loxo mi ngi fa toujours muy ngi ci lépp loo xam ne lii luy jëmale kanam donc gox boobu sama loxo mi ngi ci. élection yi ñëw ban xalaat nga ci am ak ban idée nga ci am ak ban position nga ci taxawee tamit. awma ci position man fonctionnaire la boo xam ne bii awma pour am position far fii wala far fële mais je suis du côté de la République li nga xam ne lii mooy les lois de la République nañ ko respecter nañu respecter la libre concurrence ñëpp duggandoo ñu fexe jox le dernier mot au peuple parce que kenn amul doole kenn amul dara peuple bi rek moom moo am doole peuple moom moo am le dernier mot revient toujours au peuple
donc di souhaiter aussi képp koo xam ne kii yaa ngi ci compétition bi di la souhaiter bonne chance. tey jii bu ñu ñëwee si ñi nga xamante ne ñooy jouer théâtre ñuy jouer ay téléfilm ñëpp ñu leen di wooyee artiste rek boo amoon message boo lañ jox loolu gën a dénk pour seen taxawaay gën a dëgër loolu di wax. c'est-à-dire tey jii bu nit jógee ne dafa bëgg entreprendre lépp loo xam ne lii dana ko yombal loolu état moom moo ko war a fexe ba nit ki mën a pousse ko mu mën a dem mais su dee loo xam ne li ñuy tàllal loxo di ko joxe la certes si ministère de la culture jëm ci artistes yi am na lu ñuy wax ay subventions. ministre bi nga xam ne mooy Abdou Latif Coulibaly di sama ministre bi mu dikkee li mu njëkk a def mooy depuis janvier mettre ay dispositions yu bees ne képp koo xam ne kii am nga projet da nga koy jël nga yóbbu ko centre culturel. ñu am commission boo xam ne moo koy càmbar su commission bi càmbaree projet ba ne kii projet yu baax la ñu def ci lu takku ndax projet boobu mun a dem moo gën na nga xam ne moom lañ doon def ku ñëw ñu jompal tuuti te compal bi ni ñu koy defee sax day fekk nga xam fa nit wala boog am loo xam ne lii koo xam ne mën na la jàllale te loolu aussi wax dëgg yàlla du li gën bu fekkente ne ñun ñëpp dañoo nekk ay citoyens yem ci kecc war nañ fexe ba bu ñu koy séddale ñi mérité ñu jox leen ñi nga xam ne ñii la ñu présenté demewul noonu ñu dimbale leen pour que ñu préparer seen dossier ñoo présenté ko mu baax ba mën a accéder donc à ces financements là. Jeunes yi nga xamante ne dañu foog ne àdduna bi dafa tëb rek sotti. ba bu ñu jógee gis Pape Demba taxaw yor ay millions wala ay milliards. ñu foog ne dafa xëy rek affaire fekk si ko. te nit koo gis am na fu mu jaar lan nga leen wax. mais leur dire qu'il n'est jamais trop tard. parce que am na ñoo xam ne ñii peut-être sax si kaw recherche effrénée sotti tey dugg nañ sax si benn affaire boo xam ne bii désespéré nañ yaakaar ne duñ ci génnati non mën nañoo delluwaat ginnaaw xam ne ndakaaru kenn samp ko ci benn bés. am na benn adage boo xam ne suñu làkk lañ koy wax ñu naan toq moo gën yure tekk. toq yegguma ci woon moo gën toq bu dakkul moo gën yureet tekk waaw kon nit dundam dañ koy dafa am ay phase première phase bi nga toll ci jàng ak wut xam-xam da nga koy def nag jàng wut xam-xam su fekkente ne phase boobu ba ñëpp niy jàng ñi di wut xam-xam defuloo ko woon bu ñu ñuy jaaree ci deuxième phase bi nga xam ne phase production ndax production boobu lan moo koy suuxat mooy xam-xam savoir faire mais loolu daf fekk nga jàng ko nga commencé di ko appliquer di weccoo sa xam-xam di weccoo sa savoir faire ñu di la ko delloo ci koom ak ci xaalis foofu nag ngay commencé di réaliser wu di dem ndànk-ndànk am sa benn néeg am sa benn salon am sa benn kii ndànk ba yàlla def nga am kër ñu ne kii këram mi ngi nii am na oto am na kii mais ndànk lañ koy construire waaye première étape bi ki nga xam ne kii daf ko raté waaye deuxième étape bi mënu ci bokk léegi nag su bokkul ci deuxième étape bi gis ñii di am fu ñu jëm mu ne kii gis naa Mohamed kat mi ngi dawal oto am na kër man dama war a am kër tey am oto waaye phase bu njëkk bi raté nga ko léegi nan nga koy amee loolu nag mooy indi ñenn xale yi nga xam ne yii peut-être amuñu leen jéng ba duñu def ñaawteef ñu dugg ci ay ñaawteef dugg ci yeneen ak it nekk ci ne naa dugg ci bato yi Barça wala Barsaq waaw pourquoi Barça dëgg ba ngay ne xale soo ne woon jàng wala Barsaq kon amaan na booy màgg parce que deewuloo boo deeyee mooy tu n'as pas réussi à le faire dee nga waaye kon boo jógee ci loolu dem ci deuxième phase màgg nga ab xam-xam màgg nga ak savoir faire te loolu soo ko weccoo yàlla jàppale li ci mu nga ci am koom dëgg la message boobu laa leen di wax bon daanaka émission bi presque ñu ngi ci fin bi ndax nga gisee émission jaar-jaar waaw émission jaar-jaar en tout cas dama leen di remercier ba pare parce que émission bi avantage bi ci nekk mooy tey jii tribune la pour nit ki mën a dévoiler wu découvrir wu nit ñi xam ko parce que bëri na ci nit ñoo xam ne ñi di ngeen leen di gis à travers la presse dañ leen gis toujours ñu génn waaye benn segment wu seen personnalité rek la ñuy cerner émission bi nag ma permettre la nga xool benn spectre boo xam ne bu yaatu la
nit ki ba nga xamee ne lay nekk tout tànk ba fi mu yegg si ñu passé ko en revue et dans les détails dina permettre ñu gën a xam nit ki parce que li ci ëpp si nit ñi mel li koy déterminer si ma nga jógee ci ba ñuy nekk xale ak ba ñuy nekk tout tànk loolu soo ko xamee nag lu bëri dina la jox ay clés de lecture sur la personnalité kon loolu mooy avantage wu seen émission bi ma leen di ñaanal yàlla émission bi sax dakk peut-être jur yeneen émission waaye mu continuer di nekk date bi toujours looy tàggatoo. ben di ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal di ñaan yàlla li nga xam ne lii mooy échéance yi di ñëw ñu aborder ko ak jàmm ak responsabilité bu mat sëkk yàlla def ci sutura ba ki nga xam ne kii parce que yàlla noppi na ba pare xam ni muy demee lépp c'est clair ki nga xam ne kii moom la yàlla nam ma teg loxoom wala tegaat loxoom ci réew mi yàlla def ko ci anam yu sedd guy yoo xam ni dana ko permettre mu servir dëkk bi parce que dañuy yaakaar ne képp ku jóg di xëccu pour servir dëkk bi ce n'est pas pour te servir toi-même ñuy ñaan yàlla dala mu defal ñuy sutura ci échéance yi di ñëw coow li bëri na lool mais yàlla noppi na ba pare bu ñu ni xamoon loolu danañu noppalu. waaw gis ngeen ko émission bi suñu invité bi seetaan ngeen ko jëriñu ngeen ci jaar-jaar bi nga xamante ne jot na ko ba ni mu réussir ba fi mu yegg si nii tey koo gis xam ne kii am na fu mu jot a jaar. jox na conseil jeunes yi nga xamante ne dañu foog ne àdduna lépp dafa tëb rek sotti bu ñu ko dégloo di ngeen xam ne kii lu mu leen wax lu leen amal njëriñ la. yëre bi ma sol nag maa ngi si remercier Samba Camara nekk HLM Waagu Ñaay Soninko Couture 77 915 73 35. caméra maa ngi ci àndaloon nag Abdou Fall ak Jean Pouy ma leen jox dig daje ci beneen émission ak beneen invité incha allah fii ci RDV merci. L'histoire non